ñi ngi gërëm sunu boroom azza wa jalla ci li mu ñu may ñu dellu siwaat ànd ak yéen di génne ay xibaar jëmale ko ci askanu Sénégal jëmale ko particulièrement ci ñi nga xam ne ñoom ñooy alaaji yi ak ajaratu yi ak ñi war a ànd ak ñoom gunge leen muy waa DGP ak sunu mbokk yi nga xam ne ñooy opérateur privé yi. aju ren nañu leen ko waxee woon bële yoon dafa nekk aj gu spécial ndax bari yoo xamante ni lees xamul la ci waxtu wi ñu ko war a xame te li nga war a xam ci waxtu wi nga ko war a xame dana yombal liggéey ak noo koy organiser ak ñi ngi ko seqal. ñaari mbir lañu bëggoon ñu jot li leen ko. mbir bu njëkk bi mi ngi aju ci transport aérien bi, mbirum ñaareel bi mi ngi aju ci njëgu aj gi. xam ngeen ni état du Sénégal naka jekk depuis 2020 at mi nga xam ne ajuñu woon bi ñu koy waajal état du Sénégal dafa yéene woon Air Sénégal International mi nga xam ne moomeelam la yore sunu drapeau national mu yàpp sunu ay alaaji ak sunu ay ajaratu yóbbu leen baytullahil haram. yàlla dogaloon 2020 ba nëga ni aj amul. bi ñu toogee ba ci ginnaaw di ci biir weer wi passé di mois de mai ci la Arabie Saoudite soog a yëgle ni nit ñi dinañu aj ci aj bu limité. état wu Sénégal yeesalaat bëgg-bëggam ci sunu pavillon national di Air Sénégal International yàpp doomu Sénégal yóbbu leen baytullahil haram. wante li wolof yi di wax jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam. yàlla dogal na bi ñu demee ba semaine bi weesu ñu gis ni lii gën xëy na ci Air Sénégal International ci alaajiwu Sénégal ak ajaratuwu Sénégal moom mooy ren xat-xat bi ci wàllu aj gi, contrainte yi ci wàllu aj gi, logistique bi mu laaj ak temps bi ñu am gàtt na gàttaay goo xam ne sukkandiku ci koo xam ne loola ma nga ca sa ay loxo moom moo gën a jàppandi. comme Arabie Saoudite dañu désigné woon ñaari compagnie ni mën nañu ànd ak ñoom, benn compagnie bi désisté muy Flyadil, beneen bi di Flynas wane toujours intérêt ni bëgg na liggéey ak waa Sénégal. Flynas moom la état du Sénégal mujjee contractel pour mu yóbbu pèlerin yi. waxtu wi ñuy jote ak ñoom fekk na ñoom am nañu contrat ak li ëpp ci seeni client. or Sénégal dafa bokk ci clients yi ñu privilégié. bi ñu wanee ni ñoo am nañu intérêt pour yóbbuñu, bi état du Sénégal wanee ni état bi tamit am na intérêt pour, compte tenu des circonstances, liggéey ak Flynas. Flynas dafa am ay clients yu mu bàyyi ngir yóbbu Sénégal. clients yooyu la ay réew la yu ñu jege ngir bañ a flatter li ñuy tuddee amour propre ci réew yooyu la du ñu wax réew sàngam la ak réew sàngam ak réew sàngam, ndax bu boobaa non seulement dinañu tooñ Flynas mi nga xam ne wàcc na leen ndax ñun, waaye ñoom tamit boobaa dinañ flatter seen amour propre. waaye wàcc nañu ay réew ngir ànd ak Sénégal. discuter nañu ak Flynas ba mën a am prix boo xamante ni moo gën a wàcc prix bii ñu njëkkoon a am, parce que bi ñuy njëkk waxtaan ak sunu compagnie prix yi nga xam ne ñoom lañ ñu doon proposé naam nangu nañ ni prix kawe na, cher na,
waaye it nangu nañ ni prix yooyu la compte tenu des circonstances lu xel mën a nangu la waaye président de la République ñaan que nañu fexe ba prix boobu wàññeeku ci ñaan googu mu fexe nañu fexe ba prix googu wàññeeku bi ñu demee ak Flynas bësante nañu ak ñoom ba ñu wàññi prix boobule prix wu avion bi mi ngi nekk 1,550,000 francs gën na yées kon prix yi nga xam ne moom moo njëkkoon a nekk ci yi ñu bëggoon a njëkk a liggéeyal. Flynas dina yóbbu pèlerins sénégalais yi li nga xam ne moom la ñu warlante woon ak moom mooy mu war a yóbbu pèlerins wu sénégalais yépp waaye bu ñu fàtte ni opérateur privé yi dañu am ay offre yoo xam ne xajul ci diir bu yàgg ren malheureusement sunu boroom dogal na ni at yi weesu yépp délégation générale fexe woon na ba diir bi ñuy toog Makka ëppul ñaar fukki fan ak juróom am na ci yoo xam ne ñaar fukki fan ak ñeent la am na ci sax yoo xamante ni fukki fan ak juróom-ñeent nit def nañ ko foofu sur le territoire saoudien mais ren le séjour dina mat 1 mois diggante bi ñu fiy jógee ba bi ñuy dellu si dina mat 1 mois suñu jógee Makka dernier vol bi nga xamante ni moom mooy ñëw parce que foofu tamit ñu dalal xelu sénégalais yi parce que jàng nañu yenn saa yi ñu ne dina am juróomi junniy sénégalais yoo xam ne duñu mën a def seen devoir civique def seen élection loolu xëy na dañu seetluwul rek mais les derniers vols kese wala l'avant-dernier vol et le dernier vol kese ñoom ñooy vol yi nga xam ne ñoo affecté ñoom la élection yi di affecté mais tous les autres viendront avant les élections donc mun nañu considérer ni dina am 800 personnes yoo xamante ne ni duñu mën a def seeni élection à cause de ce programme de vol. beneen bi tamit mooy bàyyi nañu pour privé yi benn plage pour ñu mën a yóbbu seeni pèlerins ci yeneeni anam yu bokkul ak bu Flynas loolu yi tamit incha allahu taala lu ñuy organiser la demandé nañu sunu frère délégué général adjoint di Ousmane Ndoye mu concerté wu ak organisateur privé yi ànd ko ak Cheikh Abdou ànd ko ak waa ñi nga xam ne ñoom ñooy GSA bu Flynas pour ñu organiser diggante boobu la ñoom ak organisateur privé yi donc loolu mooy liy aju ci transport aérien premier vol bi dina fi jóge le 26 juin bu soobee borom bi azza wa jal le dernier vol le 2 juillet maanaam ci aller bi phase aller bi c'est du 26 au 2 juillet incha allah bu dee phase retour bi ñi ngi tàmbalee ñëw le 27 juillet jeexal le 1er août yàlla na yàlla def ñu dem ci jàmm dellu si ci jàmm fekk njaboot yi ak mbokk yi ak soppe yi ci jàmm lii daal moo di li nga xam ne moo aju ci transporteur aérien bi ma répété leen que bëgg-bëggu état wu Sénégal moom moo doon Air Sénégal yóbbuñu contrainte temps bu xat tax na ba ñu mujj état du Sénégal mujj contracté ak Flynas ngir mu yóbbu pèlerins sénégalais yi di ñaan yàlla at mi di dikk mu nekk at mu normal ba li nga xam ne moom mooy namm bi di Air Sénégal International di le pavillon de notre patrie mën a flotter yóbbu suñuy alaaji ak suñuy ajaratu ci barab yu sell yooyu la beneen question bi moo di wàllu package bi monsieur le président de la république ci déglu gu mu doon déglu baatu askan bi waxoon na pour ñu wàññi package bi nga xam ne dañ ko annoncé woon à 4,2 millions mu ne nañu fexe ba mu wàññeeku ci ay pexe ñu fexe ba mu wàññeeku à 3,9 millions wante li nga xam ne moom mooy am mooy la ñu leen waxoon bi ñuy daje ak yéen ni leen daf ci am ay information complémentaires yoo xamante ni
dikkagul bu dikkee ñu wax leen ko. Quelles sont les informations complémentaires? xam ngeen aj ñaari mbir la. Bi c'est l'hôtellerie et la restauration. Bi c'est le séjour dans les lieux de rite, dans les lieux saints mooy Mouna ak Arafat. bu dee hôtellerie bi ak restauration bi ak transport amul lenn loo xamante ni mi ngi ci loxoy état Sénégal waxantuma la ci loxoy délégation générale au pèlerinage. ay prestataires ñoo ko yore en Arabie Saoudite ñoom ñooy proposer seeni prix yooyu le amul kenn koo xam ne am nga mën-mënu def lu weesu loolu nga xam ne moom lañ la koy jaayee. su dee ci machaa'ir yi mooy Mouna Arafat tente ya ngay dëkk ak lekk ga nga fay lekk ak oto ba la fay jële di la yóbbu Arafat loolale amul lenn lu ci nekk ci loxoy état du Sénégal ci loxo ay prestataires la nekk. prestataires yooyu la di liggéey ci kilifteefu ministère du Hajj. prestataires yooyu la ñoom ñooy proposer di définir seeni prix yooyu la ça s'impose à tout le monde. bi ñu demee Arabie Saoudite def suñu ay prospection ñu jox ñu ay indication yi ñu joxoon ñu tabax ci suñu package à 4,2 millions. Aujourd'hui bi nga xamante ni les prix sont descendus sur le portail jógee ci ministère du Hajj multiplié wu na ci li ñu doon yaakaar ci Mouna Arafat multiplié na ko par 3. 336 000 francs moom moo doon les hypothèses de départ. 950 000 francs moom mooy les prix réels. Aujourd'hui nit amul mën-mënu jël 3,9 millions jëndee ko billet dem aji. Pourquoi? Parce que balaa ngay am sa visa Hajj dafay fekk nga matal secteur bu nekk ci biir portail bi sa hôtel sa lekk sa transport tente ya nga xam ne moo nekk Mouna Arafat mu mat sëkk pour que machine bi génneel la sa visa. su dul loolu sa visa mënula génn. il ne faut pas que ñun ñu nax pèlerins yi. il ne faut pas également que ñun ñu nelaw ci sunu ay émotions bañ a wax pèlerins yi li nga xam ne moom mooy la réalité des faits mu xam ni lii moom mooy li fi ne te lii mooy njëgu aj gi. njëgu aj gi tey bu ñu ko xoolee par rapport ak prix réel yi nga xam ne moo doon les éléments complémentaires dina nekk 4,54 francs incha allahu taala. ñuy ñaan borom bi azza wa jal mu may alaaji yeeg ajaratu yi ñu mën a dem def seen aj dellu si ci jàmm mu may ñu bu ñu demee ba lii weesu aj gi ubbi ñu amaat plus de 12 000 pèlerins yóbbu leen ci ay conditions yoo xam ne xëy na mooy nekk conditions yu gën a yaatu. ma bëgg aussi fàttali leen que ñëpp ñi nga xamante ni dañuy préparer wu pour dem. bu ñu fàtte ni am na ay conditions de santé yu Arabie Saoudite teg moom mooy les tests PCR. test PCR yi ñun moomuñu ko Arabie Saoudite moo ñu ko imposé c'est-à-dire que da ngay dem ci mbir moo xam ne tout s'impose à toi lépp day imposé wu ci yow amuloo benn possibilité de négociation par rapport à ça. loolu yi tamit ñu waxtaanee ko ak ñi nga xam ne ñooy candidat au pèlerinage ñu xam ko. sóoraale ko liggéeyewaale ko demaale ko ñoom ak ñi leen di yóbbu muy les opérateurs privés. lii daal ci gàttal moom mooy di information yi nga xam ne laaj na ñu partagé ko ak yéen ngeen partagé ko ak askan wi ñaan borom bi azza wa jalla mu def jàppandal ci aj gi def ko ci lépp sax boole ñu defal jàmm ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant.